asalaamaaleykum mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ak képp ki nga xam ne rek yow yaay safoo bernde ñu ñëwaat ak yéen ci seen émission dañuy daal di ñëw defar tey benn salade boo xam ne neex na pour été bi à tout moment sax laay wax mais été bi moo ci dàqati parce que salade bi booy xool daanaka amul togg bu bari donc salade de crevette lay doon. pour loolu nag dinañ soxla crevette donc crevette boo am nga utiliser ko man dama am sama crevette bopp ma dagg ko togg ko ba pare sax laa war a wax léegi daal di koy dagg togg bi dinañ si ñëw après donc dinañ soxla aussi li nga xamante ni moom mooy suñu ay épices muy maanaam suñu ay ingrédients du moins épices yi dinañ soxla poivre dinañ soxla mélange d'épices un peu de sel dinañ soxla aussi céleri donc moom moo nekk nii ak tuuti soble ak kaani nga xam ni c'est optionnel pour ku bëgg ma am fii aussi un peu de citron ak fii tamit tuuti li nga xam ni moom mooy soy sauce boo amul kii sauce de soja mun nga ko omettre si boppam bañ ko def donc ma am fii li ngeen gis fii nen la donc ma jël nen ma râpé ko donc dama séparer blanc bi ak jaune d'œuf bi ñoom ñaar la séparé donc ma daal di gratter yenn yi ma daal di am aussi coco ma râpé ko donc ku nekk yooyu yaay xool lu la neex li nga am ci sa kër moom ngay utiliser pour salade bi pour kii bi salade bii nii man yii nii rek laay def parce que li ma ko nar a booleel incha allah bugguma muy def compétition ak moom donc moo tax ma jël lu yem nii mais bu la neexoon tey mun nga ci boole moo xam ay concombre moo xam nga def ay poivron yooyu noonu xeet googu yëpp dinañ ci ñëw après incha allah pour yeneen version yi donc sans plus tarder duñ def rek lu dul ànd ak yéen ci waañ wi bismillah voilà li ngeen gis fii li ma fàtte wax sànq ci gis ngeen ma chaque jour damay fàtte mooy kii bi mayonnaise bi c'est optionnel ku bëggul mayonnaise mun nga jël comme li ma lay wax toujours yaourt grec bi comme ça léegi après nga xamante ni da nga koy mélanger ak lu la munti neex nga def ko su fekkee ni bëggoo def mayonnaise donc dañuy def lu xaw a takku nii rek comme ni ngeen ko gisee c'est fait maison donc damay daal di jël tuuti citron bismillah comme man su may defar mayonnaise dama siy def citron donc il faut ma dolliwaat tuuti du jar ma dolli lu bari su fekkee koo xam ni de amul deful citron mun na def encore beaucoup plus nga xamante ni dafay xaw a tengi tuuti gis ngeen léegi damay daal di ñëw daal di jël suñu kii yi céleri moo nekk nii bismillah ma jël aussi oignon bi céleri bi soo ko amulee mun nga ko remplacer par exemple par oignon vert wala poivron nga jël ko nga dagg ko ba mu sew nii daal di koy def ci biir donc te couleur bu la neex tamit ci poivron yi ma jël sama oignon bismillah jël suñu kaani bi def ci kaani bi c'est optionnel nag ku nekk yow yaa xool noo ko ñemee rek nga def ko ma daal di jël aussi un peu sauce de soja def ci biir aussi voilà donc ñu mélanger nii rek dafay nekk kii bu gaaw boo xamante ni à tout moment mun nga ko def te ni ma defee crevette bi noonu nga ko mun a remplacer ak leneen lu la neex donc mu ngi nii léegi xam naa du ñàkk dinaa dolliwaat tuuti ci kii bi mayonnaise bi mais bëgguma def lu bareegum ñu ñëw tuuti ci crevette bi yow yaay xool ban façon ngay utiliser mais je vous conseille ngeen utiliser bi nga xamante ni kenn togg ko bu ko defee yow nga am contrôle crevette bi noo bëggee mu ñor parce que buñ ko toggee ba pare non seulement boo ko génnee da nga koy bàyyi mu dégivrer mais en plus de loolu da nga koy xaw a tàngal tuuti bu ko defee mu gën a ñoraat encore ëpp luñ ko doon doyee alors que crevette pour nga togg ko ça ne prend que 5 à 6 minutes su fekkee yu dijj yi la mooy yi nga xam ne day nekk entre 26 ak 30 crevettes par pound donc loolu noonu mi ngi noonu bu fekkee yu gën a yooyu mooy yu xaw a dijj yi bu fekkee yu gën a ndaw la da ngay wàññiwaat minute bi encore ñu daal di ñëw daal di bañ a fàtte aussi bienfait yi nga xam ne moom moo nekk ci fruits de mer lu ci mel ni crevettes yi am na ay oméga te tamit bu ngeen di jënd crevette bàyyi leen xel
si ñan fan ngeen ko jëlee su ngeen mënee am yi nga xam ne dañ ko xaw ma ni ñu koy xaw ma dañ ko napp xaw ma yooyu mun nga ko jël nga utiliser ko mais bu fekkee da nga jënd yi nga xam ne dañ koy farm raise par exemple xoolal ñan ñoo koy defar parce que des fois ñenn ñi yi ñuy defar dañ ciy def ay produits chimiques si biir ba nga xamante ni donc sustainability bi nga xam ne moom la crevette war a am maanaam bienfait yi mu war a am yi dootu ko sax far amati ndax niñ ko xaw ma farm raise niñ ko defee daal xaw ma loolu nuñ koy waxee xëy na moo bi bu ñëwee incha allah dinaa ko wax en français donc moom laay jël nii bi ma koy baxal voilà dama defoon tuuti dama dagg ci céleri bi tuuti rek dindi tuuti soble après ma def aussi sama mélange d'épices bu rouge bi moom laa def ki ka amul dafay def sel poivre ail en poudre wala ail bu tooy oignon ak aussi soo amee paprika nga def ko daal di def aussi tuuti kaani su la neexee parce que bu ñu waxee seafood wala ay jën il faut nga def si tuuti lu xaw a épicé si parce que dafa xaw a lewet noonu sinon dafay ëlbati sa xel le plus rapidement possible donc mu ngi nii ma daal di def affaire yi si biir léegi nag suñu paree dañuy daal di mélanger donc quantité bi moom mu ngi dépendre si yéen ndax da ngeen bëgg a def lu bëri or lu ndaw des na si yéen voilà gis nga mu ngi nii léegi nag lii ni mu mel nii su la neexee nga def ko ci sandwich lii kese plat bi pare na nga def sandwich ci mburu wala soo amee sa croissant nga def ko tey dama may gande xaar leen après nga am sa croissant nga def ko ci biir yooyu yëpp def ci neex bay bëgg a dee donc yooyu yaay xool rek lan nga siy def ki nga xam ni par exemple fi mu nekk instant bi crevette jàppandiwu fa mun na changer crevette bi def ko wala mu am allergie ci crevette parce que ñu bëri dañ koy am mun na jël surimi par exemple mu def ko neex na ci trop mooy imitation crabe yi bu ko neexee aussi mun na jël jën mu togg ko daal di koy fejet wala soo defaree sa thon ba pare thon Sénégal comme li ñuy wax noonu pain thon boo ko defaree ba pare nga jël ko aussi def la même chose thon bi moom du jar sax ngay mélange yi moom da ngay jël rek lal ci affaire yi donc ñu daal di ñëw wan leen ñun incha allah naka lañ ko nar a présenté. voilà gis ngeen damay dolli tuuti épice ci sama kii bi dama ko fàtte woon ci suñu salade bi donc damay def sama mélange d'épices bële bismillah daal di def aussi parce que bëgguma ci woon teel a def balaa sauce soja bi di weexal affaire yi donc mu ngi nii noonu rek laay jël daal di koy mélanger waat nii ci kawam rek. donc léegi li ngeen gis fii damay commencer ku nekk xam ngeen bii defaroon naa ko bi may defar genre salade mimosa yeeg yooyu ma defoon nga xam ne day mel ni comme gâteau noonu même chose laay def tey jii aussi donc damay jël rek ku nekk laitue boo am. moom ngay jël man dama jël bib lettuce moom laay utiliser nii mooy bii mel ni chou pommé moom laay def teg nii léegi nag ku mu neex bu fekkee ni da nga am romaine par exemple mun nga ko dagg nga def ko wala bu curly bi def si rafet ba bëgg a dee macha allah. xam ngeen ma man ak salade moom nu ñu mel ay xarit lañ donc duma ko bàyyi ginnaaw. voilà donc baax na ni léegi dañuy daal di ñëw su la neexee nag nga xool lu la neex donc mayonnaise moo nekk nii damay jël tuuti rek tuuti teg nii ci kaw juste pour nga xamante ni affaire yi day xaw a am lu ko tee quoi soxla naa leen lu ko tee ki nga xam ne bëggul mayonnaise bu ko neexee mu bañ ko def moutarde Dijon yooyu noonu yëpp option la wala mu bañ a def moutarde am na bi ma defaroon bi defuma ci woon dara noonu laa ko kiyee woon bàyyee woon tegale ko donc léegi ñu commencé jouer ci couleur yi attends ma def voilà sama carotte râpée bismillah voilà gis ngeen couleur bi ni mu vibrante déjà léegi soo paree su la neexee nga tegaat ci mayonnaise wala affaire yooyu mais man damay xaw a bañ a def donc damay ñëw teg léegi sama salade bi mu nekk shrimp bi voilà da ngay jël rek teg di superposer affaire bi yëpp loolu la
donc crevette bi moom mooy façon bi nga xam ni loo ko gën a teg lu mu gën a yàgg muy gën a neex donc dafa man je vous conseille boo ko defaree nga defar ko le matin bàyyi ko mu nekk ci frigidaire bi maanaam lu xaw a yàgg tuuti moo xam 1 heure 2 heures 3 heures de temps lu mu gën a toog daal même le lendemain dafay neex tamit loolu sax donc ma daal di ñëw ma xool mun naa tegaat tuuti laitue ok voilà gis ngeen léegi damay jëlaat encore tuuti rek ci mayo bi bismillah ma def tuuti rek gis nga voilà donc nga defaat lu la neex yow yaay xool nooy agencé mbir yi man damay daal di ñëw jël li nga xamante ni moom mooy suñu jaune d'œuf bi comme li ma leen waxoon dañ ko gratter séparer ko moom laay def rek nii ci biir bismillah gis nga su xajul fépp aussi c'est pas grave parce que man naruma woon defaree kii bu doy nii bu ndaw laa naroon defar mais gisuma moule bi xaw ma fu mu dugg donc dama obligé adapté wu def ni du coup il faut ma ajuster waat encore samay ingrédients yu demee ni ki noonu voilà mais c'est pas grave léegi mu ngi nii su ma paree lii damay daal di ñëw daal di jël li nga xamante ni bismillah moom mooy carotte râpée bi carotte bi su la neexee nga assaisonné ko def ay bagages ak xeet yu googu noonu su la neexee mais man dama koy bàyyi nii rek simple comme salade parce que tey jii supposons tey nga doon dem di ko yóbbu pique-nique wala di ko yóbbu fenn yow bëggoo loo xamante ni salade bi après day nekk di siit di def ndox ak yooyu noonu moo tax damay kii xaw a wàññi tuuti ci assaisonnement bi donc jouer ci li nga xamante ni moom mooy mayonnaise bi. Voilà donc baax na ni léegi damay daal di ñëw jël li nga xamante ni moom mooy suñu nen bi blanc bi nga xam ni tamit dañ ko jëloon râpé ko moom laay jël parce que léegi maa ngi ci touche finale bi moom laay jël rek daal di koy xam nga naka la du ma fi nekk di râpé waat damay xaw a kii improviser tuuti nga xam ne du ma râpé du ma def dara voilà léegi ma daal di jël blanc bi voilà donc mu ngi nii léegi attends ma jël lu ma gis mu wadd dama koy yëkkati donc damay jëlaat encore tuuti ci li nga xamante ni moom mooy suñu crevette bi def ci kawam nii après daal di ñëw nag wan leen incha allah. waa kon nag mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ak képp ki nga xam ne rek yow yaay safoo bernde seen émission mi ngi woon nii ñu indiloon leen mu nekkoon salade bi nga xam ne dañ ko boole ak aussi li nga xam ne mooy salade kii crevette moom lañ ko def ne leen mun ngeen remplacer liñ fi def yëpp ñun mun ngeen ko remplacer ak yéen li leen neex li nga xam ne moo leen neex lii mun na nekk mun ngeen def version végétarienne defoon nañ ko mun ngeen def aussi boo xamante ni au lieu de crevettes yi mun ngeen ko remplacer par jën wala par ndawal wala même saucisson bu la neexee boo amee thon ci boppam thon Sénégal comme ni ma ko waxee woon ci émission bi moo daaxati sax far donc moom moo nekk nii di ko jox nag tey ji émission bi maa ngi koy jox toutes les grandes dames de chez Bilo di tànn ci ñooñu nag ki nga xam ne mooy soxna sama sister Caroline Ndoye Audibert Caroline Ndoye di ko jox aussi Mamadou Gaye fële ci Rufisque
di ko jox tamit Mame Diarra Pen ak tamit soxna Mame Diarra Sey du ma fàtte ginnaaw tamit sama soppee soxna Fatou Mbaye nga xamante ni mook sama doom ñoo bokk tur donc tey jii ñoon lañ koy may di leen wax ni bu leen fàtte partager vidéo yi di ko liker bu amee kuy seetaan te abonné wul bu mu fàtte abonné te appuyer cloche bi bu ko defee à chaque fois ñu dugal dara dina ko mun a notifier di leen jox dig daje ba beneen ak beneen xeetu recette di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullah